li ci gën a fës mbirum Petro-Tim doyen des juges wéy di ci déglu ay nit Boubacar Camara la ñu woolu woon ci suba njiital mouvement jëngu ne am na njort gu rafet ne yoon dana def liggéeyam su ko defee mbir mi leer Clédor Sène nit kazalika naka noonu woolu nañ ko woon anam yi ñu jaar ba jox ndox mi waa Suez dara ci tegewul ci yoon di ay kàddu mouvement Frapp France dégage ci conférence de presse bi ñu doon amal ci suba la ñu xamle ne daal dañoo bëgg ñu reprendre appel d'offre bile ul maanaam gannax gu mën a jur musiba ci waaxu Sénégal yi tey ci ngoon bu 18h jotee lay tàmbali ba àjjuma météo ne def na si message d'alerte ca Ndar nappkat ya demoon géej ci suba ne yëguñu dara CNRA di kër gi toppatoo liggéeyu tasukatu xibaar yi jël na dogal tere rajo yeeg télé yi ñuy publicité diwu xeesal yi ban jeexital la mën a am ci këru tasukaayu xibaar yi surtout que ñu bëri ci ñoom doon nañ ci jëley koppar daañu ci ànd ak Mohamed Ali Mouba bitim réew Binta Diallo lañ ciy àndal Binta nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Barthélémy di dooree xibaaru biti réew yi ci Mauritanie ndax ay bachelier la ñu fa gaañ dañu doon laale ak takk der yi ca Nouakchott casque bleu yi ñoom ONU dina leen jëlee ci République démocratique du Congo fii leeg ñetti at Russie indi le G5 Sahel ndimbal bu am solo lu jege 3000 milliards ci suñuy koppar ngir jàppale leen ci xeexum terrorisme. yaatal gi ci kanam Binta Diallo tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy Ngom la ñu fas yéene waxtaanee di wàllu football coupe du monde bu ñu jagleel lii di U17 yi Sénégal nag tey jii mën naa dugg ci li nga xam moo di taarixu football bu fekkente ne ni am na ndam ci digganteem ak Espagne nga xamante ne moom lay daal di jonganteel tey jii ci wàllu huitième de finale bu ci amee ndam kon boo gulet muy daal di qualifié ci wàllu quart de finale donte sax ñu bëri seenu leen woon fii leneen li nga xamante ne fas nañ ko waxtaanee moo di club bu Sénégal yi lan moo leen dal ndax ay diir ngi nii daanaka compétition africaine yi fouras bu ñu demee ba am yaakaar mu daal di kon ba këpp ni ki démb génération foot moom moo mujj laaj ñu samp ab laajte nag ngir waxtaanee lii di jafe-jafe yi nga xamante ni club sénégalais yi ñu ngi koy dund fii ni ci Afrique wala Ligue européenne des clubs champions itam danañu ko daal di waxtaanee fas yéene bàyyi xel ci jogante gi nga xamante ni xëy na dana intéressé sénégalais yi diggante Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye ak Bruges bu Krépin Diatta tey muy lu am solo Cheikh Tidiane yaatal gi ci kanam li ci yéeni kaay daañu ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye ci njeexitalu xibaar yi daañu ànd ak équipe RFM ga ca Tiwaawoon ñu dégtal leen xibaar yi ñeel gàmmu gile léegi sax dañu fay dem fekki Malal Diagne Junior Malal ñu ngi lay nuyu. jaajëf Barthélémy Ngom ñoo ngi laa delloo nuyu bi jëla dalal jàmm fii ci Tiwaawan. waaw jërëjëf gannaaw bañ la nuyoo nag Malal xanaa rek nga yëkkal ñu li nga xamante ni moom ngeen nasa amal tey jii ñeel journal du gàmmu. ci bopp xabaar yi gën na ca fees kon waajtaayub gàmmu gi fii ci Tiwaawan ak ren ni daal li nga xam ne moo di petit train bu banlieue dina kon dikk fii ci dëkk bi dina def fukk ak benn ci ay rotation diggante Ndakaaru ak Tiwaawan ñeent ngir indi taalibe yi juróom-ñaar ngir delloo leen ca Ndakaaru daanu ci boole itam reportage jëm ci taalibe yi naka la ñu jàngate kàddu xalif général des Tidianes bi mu ni bëggatul kenn ku ko woowee Serigne Mbaye Sy Mansour ne bis ni ki tey nañ koy woowee Serigne Babacar Sy Mansour nan la ko taalibe yi teero boobule càkkutéef danañ ci def reportage ak yeneen yu jëm ci waajtaayub gàmmu gi ci atum ren gi. jaajëf Malal yaatal gi ci kanam ba tey reportage ñeel gàmmu gi le foofu le ca Tiwaawoon daañu ci ànd ak Cheikh Anta Diop ak nemmeeku bi nga xamante ni ministre du commerce mu ngi ko doon def ca marché ya ca bërëb ba mu ne nag daanaka marché ba lépp lu waay soxla daal pour togg da nga ko fa gis te benn njëg du ci yokku daañu ci ànd ak Cheikh Anta Diop Abdou Thiam moo fare ci machine bi. jërë ngeen jëf mbokk yi gërëm leen rafetlu lu it ànd bi ngeen di ànd ak rajo Futur Média mbirum Petro-Tim la nu koy tàmbalee doyen des juges wéy di ci déglu ay nit tey jii nag Boubacar Camara di njiital mouvement jëngu moom la doyen des juges woolu woon moom nag ba mu génnee bureau am daal la rafetlu liggéey bi nga xamante ni nu ngi koy def ci mbir mi la ndaxte nee na am na njort gu rafet ne yoon dana ci def liggéeyam su ko defee askan wi yëpp gindeeku ci anam yi nga xamante ni noonu la ñu joxe contrat pétrole yi fii ci Sénégal ay kàddoom ci jokkoo beeg Georges Déthié Diop. dossier bi nga xam ne ku nekk mu ngi laaj mu lëmbee réew mi opposition bi di wax naka lañu ko joxe sunu gaz beeg sunu pétrole presse bi di ko wax di ñëpp ñi nga xam ne dañu bëgg lu leer ci alal bi ñu bokk di ko laajte bu demee ba dugg ci loxo doyen des juges muy laaj ay nit pour leeralal ko pour mu mën a jël décision boobu nag moom la ñëpp di xaar parce que fii mu toll nii réewum Sénégal ni muy doxee dañu toll ci gouvernance surveillée dem nañu ba nga xam ne confiance bi ñu war a am ci ñuy diriger amuñu ko te lépp loo xam ne dañ koy def te mu am jeexital ci sunu alal dañ ko war a surveiller ci surveillance boobu moo tax ñu sawar ci ñëw ci juge bi nag li ñuy xaar ci moom mooy mu leeral naka la ñu joxee pétrole boobu ak gaz bi ñi ci bokk ñëpp ci procédure bi est-ce que respecté nañu procédure bi bu ñu ko respecté wul yan daan lañ leen di teg ak bu ñu ko respecté aussi
aussi est-ce que dañ ko def pour intérêt Sénégal est-ce que seen intérêt bopp la est-ce que décision bi ñu jël bu dee ëllëg dañuy defaat noonu la ñu war a jaar wala bu fekkee naruñu jaar mu wax ñu yan yoon la ñu war a jaar yoo xam ne dinañ ko joxe ci jàmm ba nga xam ne ñëpp dinañ ci ànd loolu moom moo doon suñu waxtaan ak doyen des juges profité nañ ci aussi wax suñu avis ñun yaakaar nañu ne booy joxe pétrole war nga am condition yoo koy joxe yoo xam ne yi day nekk sa avantage répartition boo xam ne bii dina baax ci yow wala joxe pétrole ci côte boo xam ne bii côte 98 bi avantage yi mu amoon mooy ñi nga xam ne ñooy explorer ñoo ciy ëppale yooyu yëpp nekk na loo xam ne bii mënoon nañu xaar taaxirlu ba régler yëpp ba xam suñu réserve yi ñu am avant ñu koy joxe ñu ngi yaakaar nag di xaar historiquement ndax moment bi juge bi dina saisir occasion bi nga xam ne moom lañ ko jox pour mu leeral mbir yi définitivement wala du ko saisir. mu nekkoon kàddu yi Boubacar Camara di njiital mouvement jëngu gannaaw ba nga xamante ni doyen des juges déglu na ko ba noppi ci mbirum Petro-Tim boobule keneen nit ku doyen des juges wala niki ci suba mu di Clédor Sène moom responsable mouvement Claire Vision gindi askan wi moom itam àttekat bi déglu na ko ci mbir moomule anam yi ñu jaar ba joxe ndox mi wala boog jox ndox mi waa Suez dara si tegawul ci yoon di ay kàddu yoo xamante ne ñu ngi tukkee ci mouvement bi di Frapp France Dégage ci conférence de presse gi ñu doon amal niki ji ci suba ca la ñu xam ne daal bu ñu sañoon ñu daal di reprendre li nga xamante ni moo di appel d'offre bi Papa Balla Gueye ay lënt yu bari yu ñu nemmeeku ci anam yi nga xamee noonu la ñu joxee Suez ngir mu daal di mën a yor ndox mi ci biir Sénégal loolee tax na nag forum social ak mouvement bii di Frapp France Dégage ñoom nag jamono ji ñuy xamle ne li ñu bëgg mooy ñu daal di dooraat appel d'offre bi lee Mamadou Mignane Diouf moom nag muy xamle ne jamono ji daf ci bari ay guerre ak loo xamante ne ay conflit d'intérêt la ci li nga xamante ne moom mooy contrat yi lee Cour suprême mu Sénégal bi nga xam ne dossier yaa ngi ci ay loxoom tey bu waxee le droit waxee yoon dëgg ñaar ñoo mën a am ñu annuler appel d'offre bi reprendre que à zéro ou bien ñu annuler attribution bi xool ki topp ci liste attributaire yi jox ko loolu pour ñun moo gën a méngoo yoon. lu tolloog ñaari at yoo xamante ne ci la ñu daal di amal appel d'offre googule forum social bi jamono ji jàpp ne loolee xel mu ne su ko nangu ba tax na kii di Ousmane Wade di wax ci kàddu que mouvement Frapp France Dégage muy xamle ne nekk na ab scandale goo xamante ne moo gën a jéggi dayoo bu pétrole bi lay. scandale bi ñu mën a nemmeeku ci pétrole ak gaz bi ko raw lañ nemmeeku ci li nga xamante ni mooy suñu ndox moo tax sénégalais yi ñëpp war nañoo ibbi seen i gët positionné wu wax li nga xamante ni moom mooy contrat yi nga xam ne ñu ngi koy signé ak li nga xamante ni mooy luubal gi nga xamante ni njort nañ ne am na ci dossier boobu ñu taxaw wax ñu leeral. ay plainte yu bari ñu daal di koy jébbal ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi ak fële ca France lépp rek ngir daal di ñaawlu ger gi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci contrat d'affermage bi ngir daal di mën a yor séddaleeg ndox bi ci biir réew mi Forum social ak mouvement bi di Frapp France Dégage jamono ji nag ñu ngi am yaakaar ne li ñu bëgg daañu ko am ngir daal di fexe toppatoo lépp lu jëm ci wàllum ndox mi nga xam ne jàpp nañu ne du ab ressource waaye moomeelu askan wi la. Papa Balla Gueye réseau Siggil Jigéen yëkkati kaddu jëmee ci kaw kilifa diine yi sàkku ci ñoom ngir rek ñu yëkkati seen kaddu ci fitna gi ak noot gi ñuy noot soxna yi fii ci Sénégal te mbir mi ñu seetlu ne dafay gën di bari bés bu yàlla sàkk ñu ne nag noppi gi ñu noppi daal xaw na leen a jaaxal ñoom waa réseau Siggil Jigéen ba tax ñu ñuy sàkku ci ñoom ngir ñu wax ci tax dañu seetlu ne daal mbir maa ngi bëgg a jéggi dayoo rawatina nag agression ak boom yi nga xamante ni daal ñu ngi koy nemmeeku fii ci Sénégal te di ko def ci ay jigéen Safiatou Diop ba ko wax moo nekk njiit la tey jii moo nekkoon gan ak RFM Matin. man dama gëm ni tey jii kilifa diine yi war nañu am taxawaay il faut que seen kàddu jib ñun askan wi te li mu askan wi ñun jigéen ñi ñoo ci ëpp te ñun ñooy seeni taalibe gëm nañu ni war nañoo yëkkati seen kàddu nag yar askan wi waxtaan ak ñoom mawlud bi occasion la en tout cas maa ngi woo sama mbokk yi diine yi yëpp ñi nga xamante ni suñu kilifa yi yëpp ñu wax nag ak ñi nga xamante ni ñooy taalibe yi ci fonk jigéen gi ñu war a fonk te moytu nag lor yi matital yi ak ray yi parce que loolu benn du avancer benn réew te benn diine nanguwu ko benn aada nanguwu ko ñoom seen kàddu war na ci jib gannaaw bi ci kàddu président jibee ñu rafetlu ko mu taxaw ak position bi mu am moo di président Macky Sall ni dina teg loi boo xam ne dafa criminaliser le viol ñaan nañu nag kilifa diine yi wax ñoom itam wax dëgg yàlla waxtaan ak askan wi ak taalibe yi ni leen nag lii dafa doy bëggatuñu dégg askan yi ak njaboot gi benn métit ak kilé boo nga xamante ni dafay egg ci faat ak ku mu mën a doon waxatuma laa jigéen parce que jigéen mooy kënu askan mooy kënu famille mooy kënu diine il faut que ñu aar ko
te yaakaar nañu seen kàddu ci loolu. jigéen faw ñu aar ko di ay kàddu ki nga xamante ni moo di seen njiit la di Safiatou Diop njiital réseau sigil jigéen mi sàkku ci askan wi daal ak kilifa diine yi rawatina ngir ñu addu ci fitna gi nga xamante ne ñu ngi koy teg soxna yi ci fan yi te ñu nemmeeku ne daal mu ngi gën di jéggi dayoo fukki simili moo bootu ci benn waxtu jëm ca Bambey fekk fa Babacar Diouf Babacar nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. yow yaay correspondant RFM foofule ca Bambey étudiant ya yu université Alioune Diop dañoo xëy génnee élèves ya ca dëkk ba yëpp mu di ñu nekk si lycée ba ca collège ba ma bandoog ñoom nag dem di manifester la ñuy manifester mooy dañuy sàkku daal ñu defaral leen ay campus yu bees wa ay pavillon yu bees ba noppi liggéey bi nga xamante ne sumb nañ ko mu ñël restaurant ba it ñu daal di ko yeggali ni mu gën a gaawee. waaw ndongo yi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi te nekk ci lycée yi ak collège yi la ñu dem ne daal jàng du fa am. nag génne nañ leen ñaari fan ak nii ñu koy def lan li nga xam ne def nañ ko mooy ñi nga xamante ni ñoo waroon liggéey ci université bi tamit nañ leen bañal ne ñoom du ñu dugg ci seen université boobu pour liggéey moom xool université journée noire la am ñaari fan yi yëpp nga xam ne moom la ñu génn ñoom nag li ñuy ñax ñu ko waxee noonu la seen li nga xam ne mooy pavillon bi ñu leen tabaxal depuis 4 ans ñi ni mën ta pare li nga xamante ni jëm na tamit ci wàllu ay dëkkuwaay parce que nag ñoom seen dëkk ci fii ci Bambey dafa métti te ay nit ñoo leen di jox seen i ci location boo xam ne dafay war a cher ñoom nag loolu nag ñoom mënatul am te nag ñu ngi leen di waajal indi ay yeneen ndongo yoo xam ne ni yu bees la fi nga xamante ni du Bambey loolu nag bi fi ñëwee day métti ci ñoom ba daal nee nañ dootuñu ko nangu fi mu nekk nii bloqué nañ ñeneen route nationale numéro 3 bi ci suba ba léegi bi nga xamante ni midi jot na ba tegal ay simili la policiers yi war gën a amaat tuuti renfort mun leen a dàq ñoom nag ñu dellu ci seen campus wante fu mu nekk nii tey ci suba recteur bi dafa génne benn bataaxal ne daal force de l'ordre yi may na leen ñu dugg ci campus bi pour li nga xamante ne mooy étudiants yi ku fi def naka su dul noonu ñu roqandi gëm wante dafa mel ni ndongo yi ñoo ba mujjee jël ndam li ci parce que ñoom nag ñoo dàq ñi nga xam ne ñoom ñooy force de sécurité yi ñu génn policiers yi maanaam ñu génn campus bi ba tax na ñoom ñu jël baare ko wante li ñu mën a jàpp rek moo di liggéey amul ci université bi jàng amu fi mu nekk ni ndongo yi ñu ngi ci seen i néeg di xaar li nga xamante ni moom la pour xool nan la ñuy wóyale seen guerre bi nga xam ne tàmbali nañ ko fii ci Bambey Barthélémy. jaajëf Babacar Diouf beneen ab yuuxu bu jibee fële ca CM Xaar Ndofène Diouf bu Fatick principal ba sax moo jibal yuuxu ba ne daal établissement ba dafa màgget jamono ji boo moytuwul mu màbb ci seen élèves yaak yeneen yu ko demee ndaxte mur ya fu ne nag la ñu xare ba noppi nag installation courant ba daal dara ca baaxatul daanaka sax bés bu yàlla sàkk ñu amee court circuit moom principal ba jàpp ne lii musiba la buy nuyoo te bu yegsee du baax ci ñoom Aminata Goudiaby ci suba si nag ëttu CM bi wét def cours yi nag mi ngi déroulé normalement ci salle de classe yi nga xam ne ci gis-gis daanaka yëpp dara baaxatu ca ndax màgget gu mu màgget nee ñu nag école bi bañ ko tabaxee léegi ëpp na 4 fukki at booba léegi kenn defaraata gu fa dara buñ sukkandikoo nag ci principal bi Mamadou Blaise Kane mu ni élèves yi ak professeurs yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ci danger la ñu dëkk. depuis bañ ko tabaxee ba léegi dafa nekk ay bâtiment yoo xam ne kenn mosu ko réhabilité boo nemee ci bâtiment yi màgget nañu plafond yi ñu ngi daanu salle de classe yu bëri plafond yi dañoo bënn buy taw classe yi day tooy muy di problème mu sécurité boo ñëwee ci li nga xam ne mooy bunt yi école bi classe yi mën naa wax ne amatul benn classe bu am fenêtre bunt yi aussi yu ci bëri dem nañ. leneen loo xam ne nag moom jaaxal na leen ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy administration wu CM boobu nee ñu réseau électrique bi dafa màgget ba tax na court circuit yi liñ ko fay nemmeeku dafa bëri. courant bi màgget na màggetaay boo xam ne dëgg-dëgg mënatoo xam sax fan la fil jaar ak fu mu jaar dañuy toog ay bés yoo xam ne du ñu am courant des fois court circuit am mu nekk loo xam ne vraiment problème sécurité la. mu ne nag fi mu ne dafa laajaat ñu defaraat ngir moytandiku ñu tëj ko ndaxte loolu kenn dàqu ko bu fekkee ni jëluñu ci benn matuwaay. parce que nag situation bii nga xam ne moom la école bi di dund bu ñu toogee fii at ñaari at problème de sécurité dina posé wu de sorte que kii nga xam ne mooy autorité bi mën na jël mesure tëj école bi parce que nag fu ay doomu aadama di nekk bu fa sécurité amul dara loo xam ne war nañ ko fa def te ñu toog fii nag ba ñu ne CM Xaar Ndofène ñu ngi koy tëj di wut fu ñu dugal élèves yi loolu ñun suñu responsabilité mayuñ ñu koy seetaan. CM Xaar Ndofène nag bokk na ci école yi nga xam ne ñoom ñoo gën a xarañ ci académie bu Fatick ci lim nag élèves yi fay jàngee toll nañ ci 1200 Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby ci danger boobu nga xamante ni moo tiim CM Xaar Ndofène Diouf bu Fatick beneen ab danger bu tiim géej gi fii ci mim réew di Sénégal di uul maanaam gannax gi ñu ne tey ci ngoon bu 18h jotee lay tàmbali ANACIM nag ne def na ci message d'alerte sàkku ci nappkat yi ngir ñu bañ a dem géej Abdoulaye Diouf ingénieur prévisionniste ca ANACIM ñu teewlu ko ci. fan yi bi ñu commencé def di càmbar géej gi dañoo gis ne dafa am benn gannax boo xam ni dafay
am si côte kii si géeju réew mi dina commencer dina concerner surtout Saint-Louis ba côté Mbour Joal mooy Petite Côte bi houle bi nag dina di dépasser dina laal ba dépasser 2,5 mètres maanaam 2 mètres ak genn wàll dina tàmbalee tey si 18 heures maanaam bu jotee lay tàmbalee dem ba aljuma si 6 heures du matin waaw houle bi noonu lay demee. mu nekkoon Abdoulaye Diouf di ingénieur prévisionniste fële ca ANACIM ca Saint-Louis moom maanaam ca Ndar nappkat yi nga xamante ne ñoom ñoo jógee géej ci suba nee nañu yegguñu benn xibaar ñeel gànnax bu jéggi dayo boobu te mun na jur musiba ci waxu Sénégal yi dem nañ sax ba sàkku ci nguur gi ngir bu lenemel amatee ñu fexe ci boole marine moo gën ñuy def ay message d'alerte yoo xamante ne ñu ci ëpp si ñoom duñu ko dégg comité local ba fa saytu wàllum napp ba nag nee na daal la mu mënoon def na ko ndax xibaar na ko mboolem luy acteur ya sàkku na ci nappkat yi nga xamante ni ñoo ne ci géej gi ñu jël seeni responsabilité Mohamed Nabi Sila. nappkat yi ñu dajel ci pont Guet-Ndar gile di ñu xamal jafe-jafe yi ñu am seen diggante ak borom gaal yi nga xamee ni duñ leen wax lu météo joxe ci xabaar laata ñuy dem géej. Modou Jama bu dee aay dañ koy nëbb drapeau yi respecté wuñ ko paa yi yor gaalu mbaal yi lépp ñoom la ndax dañuy xam ne day aay ñu ni xale yi nañ tëmb ndax ñu am ku mooy jàpp jën bu jar ndax xam nga gaal yi bu ñu néewee yi dem bu ñu indee jën day jar loolu nag la ñuy profité benn ñoo ko siy wax ñenn ñi dañ koy xam nëbb ko mool yi temps yu bëri loolu moo koy indi respecté wuñu loolu te boo campagne ak ñoom ñun la kaay rot yow mool bi mën nga yëg géej gi day aay de waaye boo demul dañ lay wàccee gaal gi danaan la suñu gaal dootoo si dem géej waaw man nag bu ma sañoon nguur gi dañuy jël soldats yi teg leen day aay à 7 heures marine bi nekk si dex gi benn gaal du génn et puis respecté wuñu gilet yi. ndaw lii di ci yokk taxawaay gu ñu war a am ci wàllub kaaraange gi. mais su ma waxee day aay du ma dem géej bu fekkee nag dama dem mu aay sama ginnaaw kooku mënuma si dara ndogal suñu borom la. na ñoo xam benn instant mën nañu yëg day aay mais ñoom seen côté comme ni ñuy liggéey rek la ñuy xool. Baye Diallo di coordonnateur comité local de pêche artisanale xam leen ni am na matuwaay yoo xam ni jël nañ ko. bi ñu jotee alerte bi jot nañ ko depuis avant-hier jot nañ ko par message yemuñu ci partage ko kese mais yeew nañu aussi drapeau yu rouge yi nga xamante ni bi moom la ñu war a yeew yëpp ci tefes gi ba tax na tey ji amul benn gaal boo xamante ni bi constaté nañ ni yow génn nga fi dem di jéem a tëmb wala ngay jéem def quoi que celle-ci en soi li ñu dese rek mooy gaal yi nga xamante ni bi ñoom la fekkoon ci biir géej conseiller seen parents yi pour que ñu wax leen ñu jël seen tey bakkan ñu tekk dee nga maam ci liggéey bi gën a réfléchir ñawal seen xel sol seen ay gilet de sauvetage xam ban heure ak naka la ñuy confronter canal bi nga xamante ni bii mooy canal de délestage bu nekk Ndar. Maxu Seen di nappkat yokk ci jàmbat. bu fekkee dañ def alerte nga yëg ko bu nga tay ka dem dan la war sanctionner dan la war teg sanction yoo xam ni yii bu ëllëgee waxuma la yow mais sa morom sax dootu ko defee kan du foog koom-koom wut la rek boo amee tey suba boo ñàkkee suba nga am gannaaw suba nga ñàkk. nu mu mënti demee gaal yi demul géej bare lool ci jamono ji ci Guet-Ndar ba tax na ñu am yaakaar ba tax na ñu gis dana am lim bu néew lool ci ay nappkat yu dem ci géej gi lee RFM ci Ndar géej Mohamed Nabi Sila li leer moo di daal météo nee na képp koo xamante ni nappkat nga daal bu yeboo gaare sa gaal te toog sa kër fileeg ajjuma ndax géej gi dafay jaxasoo wala it ku xes ba dem géej it te dégg xibaar bi bu yeboo dëpp. ñu wax ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci peggu tali gi nekk ci commune bu Plateau jàppale ne nag ñoom ñëpp daañu leen fa jëlee bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu mairie ba xaatim na ci ab convention moom ak ministère gi ñu dénk wàllum urbanisme démb ñoom ambulant yeeg ña fa yore table nag di ci joxoñ baaraamu tuuma maire ba ndax ne ñu daal désordre bi am ci Dakar Plateau yëpp moo ko andi Nafissatou Sila. tey ji leen njàkkare fës loolu ci kanamu commerçant yeeg ñenn ñi nekk ci voie publique yi loolee gannaaw accord bi ñu signé diggante ministère de l'urbanisme ak mairie bu Ndakaaru accord boobee nar a tax ñu daal di leen fi jëlee ñoom ñee teguwut ci yoon. lu ñu def rek baax na moom ama ci li mooy commentaire. mbéy di nag mbéy di buur la lu yàlla dogal ne buur bi nii lii da ko fi jógee dafay jógee bu fa jógewut it leneen dana tey waaye mbedd yoo xam ne dafa am espace boo xam ne yaatu na mën nañu faa liggéey te du wàññi mbedd bi dara. opération de désencombrement ci lu yàggul dara naam leer na waaye ambulant yeeg yenn tablier yi nekk ci avenue Lamine Gueye di ñaawlu situation bi lee ñu jàpp ne sax bokk na ci ñi ko waral mairie bu Dakar Plateau. ñoom bu nee ko ambulant ak mbedd ak amul mbedd day seet feneen fu bëgg Lamine Gueye ñu xool ko wala feneen fu bëgg te ñu xool ko mais xam na ne fii moom gisuñu am
la bu occupé xoolal lii xoolal oto yi gaare ñoo jaay benn mais xam nga fii gisoo fi taabal xoolal bal di sey tegee ak oto yi gaare leen ko nan seet leneen def maire yi ñoom ñoo jaay mbedd dëkk bi ñoo ko jaay ñoo yàq dëkk bu yàqoo ñoom ñoo ko yàq xoolal ni commencé fii basal tàkku bant ba ay oto képp fi gaare gisoo fi dara fi lu fi nekk. ay politique de recasement bëri nañu fi waaye du benn bu ci indi contentement comme bu ci mel ni centre commercial Félix Éboué ngir ñi nekk ci emprise yi le utal leen fu ñuy ne gëmuñu ni dina doon lu yomb. duñu bu fenn étage bi Félix Éboué bu ñu ko tabaxee li ñu jaay jotee am lay gas néew sa biir la nekk xam ngeen ñan jaay place borom doole leen jaay place gis naa si borom magasin yi kenn ku ne nga jënd fukki place te ñoom duñuy ambila duñuy jaay kat dem jënd magasin yëpp ak fi ko jaay ambila yi lu bon la ñoom waa mairie la sa ëpp sa place baax ñoo ko jël ñoom waa mairie bi ambila yi kenn nu mu fa dem centre commercial bi place yoo xamante ne 1 mètre la est-ce que place bu def nekk 1 mètre foofu kenn mën na faa liggéey mënoo faa jaay dara. opération de désencombrement yi nag bëri na luñ koy amal ci centre ville te boobu ba tey gisuñu mu jur ndam waaye mu mel ni bokk na ci li koy waral du ànd ay mesures d'accompagnement yu wax. Nafissatou Sila ñaar fukki simili moo bootu ci benn waxtu ngeen taaxee lu nees tuut ñu weex yéen ci xibaar yi. RFM rajo askan wi. Barthélémy Ngom. rajo wala télé bu fi defati publicité di wu xeesal bu yeboo xam ne CNRA dana rëq sa ndigg loolu nag dogal la boo xamante ne kër googu di toppatoo liggéeyu tasukaayu xibaar yi wax na ko ni ki démb waaye loolu ban jeexital la mën a jural këru tasukaayu xibaar yi nga xamante ne ñu bëri ci ñoom diw mbirum publicité yooyu la ñeel diwu xeesal yi dañ ci doon jëley koppar ñu ànd ceeg Mohamed Alimou Ba. mesure bi CNRA jël ngir interdit publicité xeesal bi ci média yi boo xoolee rajo télé ak presse écrite lay laal waaye nag rajo ak télé ñooy gën a sonn ci yëfi télévision bi surtout RTS ak GFM daanaka ndaxte ñoom ñooy gën a am publicité ci wàllu woowule kii di Baye Oumar Gueye directeur général Sud FM nee na nag moom d'accord na ak dogal boobule te nee na sa ñoom xaaruñu dogal boobule ngir interdire lépp luy xeetu publicité ci wàllu xeesal la. loolu mënuñu si woon ànd et booy xool cahier de charge bi nga xamante ne signé nañ ko loolu ànduloon ak mission bi nga xamante ne mooy suñu mission boo xamante ne mooy informer mooy éduquer également te loolu boo amee responsabilité autour de ces deux fonctions inhérentes à notre mission bu boobaa da ngay def liggéey boo xamante ne moom la ñuy xaar si. Mamadou Ibra Kane nekk moom itam patron de presse yi ne naam publicité xeesal da doon indil koppar bu bëri média yi waaye nag santé population yi moo gën na. donc bu fekkee ne autorité bi nga xam ne mooy CNRA moom mi nga xam ne moom mooy def régulation bi ci audiovisuel bu jëlee mesure bu mel noonu dañ koy tàccu te waruñu xool ne publicité day wàññeeku am na ay marché yu bëri yi nga xam ne publicité mun na porter ci loolu mais lépp lu nga xam ne ci santé publique la ñu fexe ba citoyen bi am la bonne information ñu bañ ko réeral. boo xoolee ci Sénégal daanaka boo jëlee téeméer jigéen lu jege juróom-ñaari fukki yëpp daanaka dañuy def xeesal. Bind Diallo mu ngoog ku yebbu daal bañ a tee publicité xeesal. ah CNRA de moom ñu bare duñ leen déglu loolay wax ji. kilifa léegi daal bu waxee war nañ ko déggal. nañ dem ba ca cappaandaw la. Abdou Thiam ñëwal. RFM bitim réew. bitim réew Binte Diallo ñu dooree ko fii ci dendu Sénégal ca Nouakchott rawatina ak manifestation bi nga xamante ni ñaa nga xam ne ñoo am bac ñu ngi ko doon def waaye alkaati ya dañ leen tasaare. waaw ñi am bac nag ñi ngi am ñaar fukki at ak juróom ñu bëgg nag dem inscrire ca université publique yi loolu la autorité ya bañ ndax nag ñaar fukki at ak juróom ngay soog a am bac ñoom dañoo jàpp ni daal xaw ngaa màgget waaye nag mu mel ni kon mouvement de colère bi étudiants ya wala bachelier ya nee nañu bu ñu ko dooreek tey am na ñaari weer dañuy déglu ki yor seen kàddu Omar Ngeyde ci micro sunu correspondant ca Mauritanie Mohamed Diop. On a eu nos bacs cette année et puis le ministre. ren ji la ñu am suñu bac waaye ministre bi dañuy tere ñu inscrire université. de limitage. ndax ne suñuy at dafa ëpp. qu'on fasse des limitages c'est parce que. jàng ñëpp ko war a def muy ñu ne diw moo pay at rek ko te jàng. te ku def lycée ba pare am na lu nekk ci kanamam lu bari lu mu war a def. des objectifs à réaliser. te mënu ko defee feneen fu dul te université. donc il peut seulement réaliser ça à l'université. boo xoolee ci lycée yi fi nekk ni élèves yu war a def bac am nañu 23 ans 24 ans. pour bac 2020. mooy ne kon ñoom jafe-jafe yooyu moo leen di xaar. de 23 ans à 24 ans ça veut dire eux même s'ils ont eu leur bac l'année prochaine ça veut dire qu'ils auront ce problème. waaw mu ngoog Mohamed Diop moo doon tekki kàddu ya Bint. waaw moo ko doon tekki.
Abderrahman al Maghrebi ab terroriste la faat nañu ko ca Mali. mu ngi tudd wala boog bu la neexee nga ne ko Ali Méchant moom nag kii wax ne dëggal nañu ne faat nañ ko ca Mali mooy ministre France bu yor wàllu forces armées mi ngi tudd Florence Parly mi ngi woon ci tournée ca gox yooyu le moom nag doomu Maroc la moom Ali Méchant ñi ko rey nag mooy takk deeru France ya nekk ca Mali ñu jëlee xibaar bi ci RFI ñu ne itam moo nekkoon ñaareelu leader la itam religieux ci groupe de soutien à l'islam et aux musulmans sosoon rëkk ca Al-Qaïda ba tey wàllu karange waxtaane nañ ko démb ci réunion ministre des affaires étrangères ak de la défense yu réew yi nga xam ne bokk nañu ci G5 Sahel ca Ouagadougou ca Burkina Faso duñ ca gën a jàpp nag mooy Russie bi nga xam ne taxaw na ngir indi leen ndimbal bu am solo 5 milliards de dollars maanaam jege lool 3000 milliards ci suñuy koppar ci wàllu équipement Chine itam yëglu na naka noonu nee nañu dinañ dem ci beneen sommet lu yàggul dara ci Arabie Saoudite ngir nag saoudiens yi mën leen a jàppale ci xeexum terrorisme Barthélemy. casque bleu ya ca République démocratique du Congo daañu leen fa jëlee. fileeg ñetti at loolu nag moo génn ci benn rapport ONU boo xamante ne Jeune Afrique moo ko publié dañ ciy ànd ak Virginie Léontine Sagna. document bi ñoo ngi koy def ginnaaw benn évaluation stratégique bu mission casque bleu yi doon amal ci RDC Congo ak MONUSCO rapport bi moo ngi wane ci diiru at yu njëkk yi limu casque bleu yi benn la waroon na doon ci diiru benn at waroon nañoo mën a génnee ay militaires onusiens ci province Tanganyika ak Kasai ci diiru ñaareelu at bi MONUSCO dafa waroon a gën a taxawu Kivu ak Ituri ci ñetteelu at bi la ñu waroon a amal retrait wu force armée yi acteuru rapport bi di fësal ne benn mission politique war naa mën a wutu MONUSCO ak ay composants yoo xam ne dañoo am doole ci wàllum aide politique ak ci droits humains ci lu jëm ci loole rapport bi teg na ñetti repères ak ay indicateurs ngir transition bi mën a antu ngir bañ a am ay jafe-jafe ci lu jëm ci xaalis wala sax lu jëm ci intérêt géopolitique. Barthélemy maa ngi lay tàggoo fii bon. jaajëf waaw. dem yendoog jàmm. waaw kay jërëjëf. waaw añ bi war na noppi wala teel na jàllu jéeri demal. yow yaay kan. Barthélemy méchant. méchant comment lu tax nga ne méchant. Ali méchant. Cheikh Tidiane tàggat yaram ñu tàmbale kook mondial U17 ñeel wàllum football Sénégal daanaka mooy mennam équipe bu Afrique bi des ngir am place ci quart de finale yi. waaw ndax démb ñaar ña daal dinañu toog moo di Nigéria ak Angola tey yi nag Sénégal dana def kéem kattanam ngir fexe kon bokk na mu sauver Afrique ci gile compétition gannaaw huitième de finale bi nga xamante ni tey jii dana dox ci digganteem ak ñii di waa Espagne ci bu 19h30 jotee di heure Ndakaaru Sénégal nag ci gile tournoi am na ñaari victoire ak benn défaite ci phase de groupe waaye war na cee mën a génn ci li nga xamante ni daal moom lañu am yaakaar waaye ngir ñu génn ci itam faw ñu bàyyi xel équipe bi nga xamante ne moo di équipe bu Espagne bi Soda Thiam. sélection U17 bu Sénégal nag dafa daal di dal ci huitième de finale ci équipe bi nga xamante ne moom moo nekk vice championne du monde di Espagne mu di ab sélection boo xamante ni nag dafa daal di tàmm giile compétition ci juróom-ñeenti yoon yi nga xamante ni amal na coupe du monde moins de 17 ans yi Espagne yéeg na ci juróom-benn yoon ci podium bi ñoom ñi ñuy dippee La Rojita nag nekk nañ itam ñeenti yoon finaliste malheureuse maanaam dem ba ca final ñàkk ko ci atum 1991 la woon seen digganteek Ghana atum 2003 seen digganteek Brésil ak atum 2007 seen digganteek Nigéria ak ci édition gi ñu weesu di atum 2017 seen digganteek Angleterre sélection U17 bu Espagne boobu tamit nekk na juróom-ñeenti yoon championne d'Europe moins de 17 ans lu jëm ci coupe du monde catégorie gi édition 2019 gi nag ñoom ñi ñu dippee La Rojita nag ñoom ñoo jiitu woon ci groupe E bi naam sax bu fekkee ni seen ndorteel amuñu ci woon ndam dañoo témboo woon seen digganteek waa Argentine kenn dugalul woon sa morom dara waaye nag ca ñaareelu jongante ga seen digganteek Tadjikistan Espagne daf ko daal di daan juróomi bal ci benn ngir mën a toog ci bopp classement poule E boobee nag Espagne dafa daal di daan ñi ñuy dippee les Lions indomptables di waa Cameroun ñaari bal ci dara lu jëm ci ñaareelu wërngal bi nag Espagne en tant que vice championne bëgg na dem fu sori ba sax daal di jël trophée gu njëkk ci moins de 17 ans yi gannaaw ba mu ñàkkee ñeenti final waaye nag ngir loolu mën a antu il faut que mu jaar ci kaw sélection sénégalaise bi nga xamante ni dafa bett ñu bëri rawatina mu am qualification historique am ci fi ñu toll ci jongante gi. match bi du yomb de Cheikh Tidiane. mënta yomb ndax coupe du monde wóolu naa booy wóolu naa leen buñ ci defee fu la def ci fay dañoo dëggal seen bopp mi ngi koy waxee waaw war nañ ci mën a génn wax dëgg yàlla buñ ci yokkee tuuti rek bu fekkente ne wax rek te dëgg tax gëm naa ne équipe bu Sénégal lu mu wone ci maanaam pas-pas wane ko ci xarañteef bu ñuy doxalee ko noonu daal war nañ see mën a am yaakaar xanaa rek ñaanal leen léegi ba tey ci mbir moom la ñuy daal desandi sax Malick Daf nga xam ne moo leen tàggat
am na ay kàddu yu mu jot a yëkkati ñu déglu ko. football moom dafa doy waar dafa di loo xam ne dafa jéggi dayoo kenn maîtriser wu ko bu baax xam nga Espagne def na parcours bu baax comme ni ñu koy waxee waaye Sénégal tam def na parcours bu bett ci àdduna yëpp kon ni ñu koy waxee nag sans ñu naagu nag waaw avec beaucoup d'humilité ñun adversaire bu ñu jox rek ñu jël tànn nañu ci kenn xam nañu Espagne nag équipe bu xarañ la amul werante ndax espagnol yi ku foo xam ne football moom dañ ko nàmp dafa nekk ci ñoom mais Sénégal tamit dëkk football la te jamono yi wax dëgg yàlla petite catégorie Sénégal ñu ngi góorgóorlu ñu ngi avancé ci wàll yëpp nag bon comme récupéré nañ suñu groupe bi yëpp suñu joueurs yëpp récupéré nañ leen ñu ngi ñëwaat dinañ ñëw ci match bi tax na ñu am confiance et puis liggéey nañu loo xamante ni incha allah gëm nañ ni buñ ko répété incha allah ci kàttanu yàlla war na mun a gagné ku nekk mun na fi bañ a bàyyi kenn waaw loolu nag gëm-gëm la ak liggéey. jàppale ni itam dana am yeneen jongante yi nga xamante ni tey jii ci ngoon danañ ko dal di xaarandi beneen ba di gannaaw match Sénégal bi ci google waxtu itam 19h30 diggante Japon lay daal di doon ak Mexique 23h ñaari match bu njëkk ba diggante Brésil mi ko daal di organiser ak Chili lay daal di doon France dana tase ñii di waa Australie la ca des nag ci wàllu jongante danañu ko daal di kon bokk yeggali niki ëllëg Barthélémy. compétition africaine des clubs moom Sénégal yenn saa yi dañuy dem ba xalam bëgg a neex rek buum ba dog. waaw mi ngi noonu mën nañoo jàpp ne sax xala masta neex ndax ab diir ngi nii daanaka gis ñu benn yoon équipe bu Sénégal dugg ci phase de groupe lii di compétition africaine yi génération foot nag amoon nañ ci yaakaar lool ci wàllu Ligue des champions mu daal di lajj diggante mag Zamalek bu Égypte ñu jàpp ne sax xëy na loolu yoon la waaye diggante mag équipe bu Bénin bi moo daal di bett nit ñi ndax équipe bu Bénin bi mën nañoo jàpp ni gan la ci mbir mi génération foot am na li nga xam ne jot na ko dund ci wàllu expérience ci match bu njëkk ci wàllu tour de cadrage bi nga xam te ni ñu ngi ko doon amal ñoom waa génération foot dañoo daal di ñàkk fii nii ci Thiès seen diggante ak équipe bu Bénin boobu la di Essaya ñu jàpp ni xëy na bu ñu demee retour yëf yi danañ ko daal di wëlbati jot nañ ko wëlbati sax ñu doon xaar ni ñu dugal ñaareel bi waaye jot ñu ko dugal ba tax na gannaaw ba ñu demee li nga xam te ni moo di tiro bit ñu daal di leen gàññe ñoom waa génération foot kon boog ñu daal di delluwaat toog loolu nag gannaaw loolu dañoo daal di xëy samp ab laajte ngir mën a xam lan moo waral équipe bu Sénégal yi tële ci mbir moomu le tontu leeg Salif Diallo di suñu naataangoo nekk ci APS jamono gii nekk ci Égypte ngir daal di teewe lii di Coupe d'Afrique des Nations U20 bi nga xam te ni Sénégal du ca bokk. élimination génération foot mooy benn club sénégalais du bokk ci top 16 africain bi moment boobu club Mauritanie FC Nouadhibou qualifié na Orea qualifié na Djoliba AC bu Bamako qualifié na depuis 3 ans football amul au Mali. amul championnat dafa am seen fédération dafa amoon crise léegi Bénin bu dul bokk sax léegi Bénin tant qualifié na amoon na moment yoo xam ne Orea lañ doon wax mooy suñu bête noire yi Guinée moom yàgg na qualifié Ligue des champions affaire yooyu cette année bon demul Ligue des champions mais dem na Coupe de la CAF léegi 16 équipes la ñuy jël malgré tout ça ñu ne professionnel lañu depuis 10 ans fukki at mais boo xoolee ba football local bi ay difficulté rek lay jànkonteel problème démarrage compétition depuis mois de juin ba léegi championnat professionnel bi commencé wul 5 mois loolu kenn musu ko gis kenn musul professionnel yi toog 5 mois sans jouer ensuite problème démarrage championnat bi dégg nañ ko fédération moo obligé joxe xaalis sinon championnat bi du démarrer ñu ne benn ligue professionnelle la ñu teg jot na nag après 10 ans ñu toog waxtaan ñu xam exactement suñu football bi lan moo koy gàllankoor suñu football local. naka waa ji waxee Barthélémy ndax lii jàmm la. doy na waar. ma nga noonu daal. doy na waar daal football local bi doxul de. doxul moom doxul benn yoon dañuy naxante rek di dem di puus. waaye moom doxul. ndax mi daal war nañu mën a xool Cheikh fii coono bi ak problème bi ne. mani Mauritanie ma ngay liggéey dem nañ Mauritanie ma ngay liggéey dem na ba phase de groupe. waaw seen équipe nationale ma ngay doxal commencé qualifier Coupe d'Afrique des Nations. waaw Mali mi nga xam ne amuñu championnat ña nga ca ndax dugg nañ ci li nga xamante ni moo di phase de groupe yi Guinée Orea ma nga ca. Sénégal rek a demoon. ak Gambie waaw. doy na waar Cheikh ñu jeexale ak Ligue des champions. waaw Ligue des champions moom xëy na jongante yi dana bëri waaye buñ ci mën a lim moo di bi am 20h diggante Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye ak Bruges bu Krépin Diatta kon match googu incha allah tey ci ngoon ci bu 20h jotee lañ koy daal door am itam yeneen jongante waaye ñàkkoon si suñu yeneen jotaay xibaar bu soobee yàlla danañ ñu waxtaanee ko fi incha allah. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. suñu reportage yu bés bi nag ñu jagleel ko Mawlid bi nga xamante ne ñu ngi koy waajal ca Tiwaawan rawatina ñu ngi koy wàccaay baa nga tege ca yoon ñu ngi koy waajal na mu waree firnde gi ca marché ba daanaka lépp lu waay soxla daal ngir togg bu neex ma nga ca marché ba loolu la ministre du commerce seetlu wëlbatiku dalal xelu askan wi ne benn njëg du yokku moom Aminata Assome Diatta gannaaw ba mu demee Tiwaawoon nemmeeku na marché ya ca dëkk ba yëpp laata muy dem gisee xalif général des Tidianes Cheikh Anta Diop.
ngir waajal gàmmuk Tiwaawan jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor wàllu njënd ak njaay ci biir réew mi àndoon ak chef bu service régional bu commerce dikkoon fii ci marché central bu Thiès ngir saytu xool nag ndem marchandise yi indi nañ ko ci biir marché bi ngir benn yokkute bañ a am ci njëg yi. Aminata Assom Diatta nekk jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor wàllu njënd ak njaay ci biir réew mi. mën nañ jàpp ni lépp yemb na maa ngi ci profité pour remercier commerçant yi ci seen engagement waaye aussi di féliciter direction commerce intérieur ndax disposition yëpp jël nañ ko xamante ne ñoom ñooy fournir commerçant yi si localité yi nga xamante ne foofu la ñuy defee gàmmu yi ndax yu am solo la yi tax tey jii mënuñu wax ni am na benn produit bu manqué fii ca Tivaouane bu produit yi matee ci marché bi prix yi day daal di yomb. fii ci Tivaouane jëwriñ ji biral na ne am na nag ay liggéeykat yu nekk ci service du commerce yoo xamante ne saa su nekk ñu ngi ci biir marché bi di wër ngir xool ñi nga xamante ne dañuy yor ay marchandises yoo xamante ne kenn mënatu koo jëfandikoo di ko jaay. Tivaouane xam nga bés bi plus muy jege si plus ñeneen ñi bëgg a profité ci événement bi pour dugal produit yoo xamante ne xëy na baaxul ci population bi donc mais service yi ñu ngi continuer contrôle bi. Khalife général de Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour rafetlu lool liggéey yi nga xamante ne service commerce yi ñu ngi koy amal fii ci Tivaouane. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop jaajëf ñu fàttali leen ne ci njeexitalu xibaar yi daan ngeen ànd ak Malal Junior Diagne mu dëkkatal leen journal du Gamou Malal ànd ak équipe RFM ga nekk ca Tivaouane ci jamono ji.